di leen xamal li sababoon ndaje bi tey rek moo doon amoon rek ay tontu yu ñu doon jël jëmale ko ci ki nga xam ne moom la ñuy woowee docteur Babacar Diop jógoon fan yi ñu dégg ko mu am ay kàddu yu mu jël teg ko ci le ministre Yankhoba Diattara ginnaaw moom bi mu jógee doon artu ak doon wax ak monsieur Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz ci kàddu yu ñu fi teg fan yi ci jéem a yëkkatiwaat fitna jëmale ko ci biir dëkk bi mu xamal leen ni leen bu ngeen jógee ngir indi fi fitna dinañ jàmmaarloo ak yéen parce que ils ne sont pas aussi sénégalais que nous ci biir loolu li ñu ci gën a bett mooy waxu docteur Babacar Diop ci mu sàngoo mbalaanu doomu Thiès ñu koy xamal ni moom doxane nu ne ba mu desee doxinu doomu Thiès parce que su jógee amul lu muy def lu du attaqué ci doomu Thiès bi nga xam ne tey jii léppam da koo jël jagleel ko Thiès ba mu jaral ko tey jii ñu tëj ko ci fitnaal ko ci lu ne mu daj ko ci muy notre frère Yankhoba Diattara amul leen lu muy wax ci moom di jël ay kàddu yu ñagas di ko tëj ci moom mais dinañ ko xamal du moom ak Yankhoba Diattara moom ak ñun la ndax Yankhoba Diattara du moroomu docteur Babacar Diop docteur Babacar Diop dafa am lu ko sonal loo xam ni da koo jiital mooy moom nu muy def ba siiw ba àgg fi ñuy dégg ñi nga xam ni tey jii ñoom ñooy jéem a érigé wu en exemple alors que ñoom mën naa ni man mi sax defuma leen nawle ndax man dëgguma sama tànk ci salon de beauté jëluma fital jëmale ko ci nit fi bañ naan da nga koo faat moom ñooñu loolu mu def noppi na ngir def ko ngir siiw ndax ñoom mais moom moo ko tal na ko jël mais bu mu ci boole Thiès Thiès am na leneen lu mu tal Thiès mu ngi ci yoonu wut lu mu développé avancé compté ci ay doomam ñu mel na Yankhoba Diattara ñu mel na ñi nga xam ne ñoo ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar ngir Thiès jëm ci kanam docteur Babacar Diop nag xëy na moom daa xamul ni politique question de responsabilité la ak fit moom ba ñuy jàpp ay moroomam bërki démb Ndakaaru fu mu nekkoon kenn gisu ko bu fekkoon li mu doon woote mu ngi ci moom mooy bokk ci ñag njiite ci kanam mais dañoo bàyyi ba ñu jàpp ñooñu mu ñëw jël micro yi koo xam nag ci micro ngay ràqatu ngir wax ngir siiw ñun duñ ko tontu ci cadre bi mu ñuy wooye li ñu koy xamal mooy fii Thiès moom li fi xewoon Sénégal le 23 mars bii passé du xew fii Thiès parce que ñun fii duñu une jeunesse malsaine comme jeunesse malsaine bi ko topp ñun bokkuñoo ak ñoom ñun xam nañ lan mooy suñu njëriñ te dinañ ci dox wuti ko ngir ñoddi ko fépp fuñ jàpp ni buñ fa gisee njëriñ dinañ ko ñoddi xëcc ko indi ko biir Thiès waa Thiès jëriñoo ko ñun loolu mooy suñu yitte mais pas nekk fii di jaay ñaaw làmmiñ parce que loolu ñëpp mën nañ ko mais ñun duñu wàcce suñu bopp ba ci niveau boobu nanguwul màgg nag ndax loolu ñu ko xam jàngandoog moom ci lycée Malick Sy ba àgg moom université xam nañ ko ndax boo déggee muy wax sax da nga yaakaar ni gone guy door a dugg ci àddina la ñu koy xamal ni nag Yankhoba Diattara dafa jàng fi mu war a jànge ànd ak mag ñi nangoo toppe fidèle loyal ay magam tey moo ko may position bi mu am moom kon na nangoo toppe te xaar bisam xëy na mën naa am mu ñëw mais du ci nii lay mën a amee li mu bëgg li ñuy rappeler na di ko wax mooy fii Sénégal toll ñaari camp moo fi am camp bi nga xam ne dañoo nangu ànd ak le président Macky Sall ngir fexe ba lépp loo xam ne mën naa ñëw muy njëriñ ñu ñoŋal ko ba askanu Sénégal gis ci seen bopp lépp luy projet ñu wesaare ko ci Sénégal nit ñi gis ci seen bopp ak camp bi nga xam ni fitna la ñuy xaar yàkkamti ngir lan dëkk bi yëngu ñu mën a exister ñooñu nag non seulement duñu yem ci ñaan yàlla bu seen i pexe antu mais dinañ def lu ne pour seen pexe yooyu gàntu te lépp lu mu laaj ñun dinañ ko ci def ndaw yooyu fi nekkoon porter combat bi pour le rayonnement de la démocratie sénégalaise ndaw yooyu fi nekkoon ngir porter combat wu Thiès jëm ca kanam ndaw yooyu ba tey ñu ngi fi te la ñu xamoon jógul ci ñoom jamono nag moo changé ñu resté ñun ñëpp comme ay nit yu civilisé waaye bépp bu ñu jógee ñoom ni dañoo bëgg a yëngal dëkk bi wala ñu am leen lu ñu fiy jéem ñun ñii la ñuy jàmmarloo te incha allahu rabbi lépp lu mu leen jaral ñun dinañ jaral lu ko raw parce que nag ñun Thiès moo ñu ñor ndax ba ñuy xeexal Thiès ñun xamuñu docteur Babacar Diop ba ñuy jóg di porter combat bi pour Thiès jëm ca kanam gisuñu docteur Babacar Diop te yomb na nga nekk Ndakaaru ba mu neex la bokk ci benn groupe rek lo bi xëy ñu ne dañuy defar liste pour dem élection locale nga ñëw ñu ne yow lañ def comme tête de liste kooku nag ñu ngi koy xaar ba xam lu ko waa Thiès di jox ndax Thiès xaw ma lu ñàkk mais fulla ak fayda moom ñàkkuñu ko moom te ñun xam na ñen la Thiès ñen lañ la war a compter ngir Thiès jëm ci kanam loolu moom dafa leer Sénégal nag Sénégalu waa Sénégal gépp la ñëpp ci bokk waaye ñun waa Thiès Thiès gii suñu Thiès la ñun ñoo ko moom te ñun ñoo fi juddoo màgge fi ndénkaane indiwuñ fi jànguñu ba war a dem lycée ñu indi ñu fii pour ñu jàng fii lañ juddoo màgge fi yaroo fi moom dañ ko fi dénkaane woon suñu dal ak suñu jàmm moo ko may mu yaatu ba agsi fii bu loolu bu fekkee nag loolu da koo may mu dem ba jàpp ne nag léegi moom
àgg na ci niveau boo xam moom mooy ñëw sax génn ñu suñu kër bàyyi ñëw toog ci suñu place mu ngi nax boppam gandu yeeyu béy ñun ñoo ko dalaloon fii ci biir dëkk bi ànd ak moom ñi fi nekk genn wàll gépp jàng nañu ak docteur Babacar Diop xam nañ ko bu baax a baax na mel na mu meloon ñu mel ni ñu meloon bu jógee ca la mu meloon leneen lu mu ñu woo dinañ ko ci fekk si incha allahu rabbi donc loolu moo waraloon tey ñu woote di leen xamal ni nag jeunesse su coalition Benno Bokk Yaakaar bi noppi nañ pour dem à l'assaut des locales jox une victoire écrasante à la majorité présidentielle. Je pense que mon frère Cheikh a déjà tout dit mooy par rapport ak attaque yi nga xam ni suñu mbokk Babacar Diop génne na ko jëmale ko à l'endroit du ministre Yankhoba Diattara muy ay kàddu yoo xam ne teguwul fenn ay kàddu yu ñàkk teggin di wanewaat ci li Cheikh wax ci texte bi nii day wane immaturité wu docteur Babacar Diop parce que Cheikh wax na ko ñun ñoo ko yaatal Thiès Babacar Diop xam nañ ni dëkkul Thiès jàng moo ko fi indi woon mais ci liñ koy renvoyer rek liy wan ni Babacar bëggul màgg bu fàttali ko nekkoon na président amical faculté des lettres et sciences humaines nekkee président amical dem ba ni ko ñoom Mame Birame Wathie ak ñoom Ndéné Mbodj dumawee ñëw gérer amical bi 3 ans et en 2008 il est revenu avec notre sœur Thérèse Faye créer la liste blanche bëggoon à l'époque parce que man maa ngi woon liste rouge kon li may wax xam naa ko dama ko dund bëggoon à l'époque bi liste rouge ak liste jaune amee xeex entre waa Kekendo yi ak ñoom Mame Birame Wathie Ndéné Mbodj pour moom mu ñëw ak sa liste blanche pour ñëwaat nekk 4 président amical nan ngay paree ci ndab ba jox ko say rakk 3 ans après nga bëgg a ñëwaat jël ko loolu dafay wanewaat immaturité wu docteur Babacar Diop te ni ko Cheikh waxee dañu nekkandoo woon ak moom université l'exemple bi nga xam ni tey tout Thiessois mën na ci glorifier wu c'est la coordination des étudiants thiessois de Dakar ñun ñëpp jaar nañ ci mais yaakaar naa ni coordination boobu ki ko njëkk a def c'est le ministre Yankhoba Diattara moo njëkk a nekk président coordination des étudiants thiessois de Dakar l'immeuble des étudiants thiessois de Dakar Liberté 6 ki ko démarché woon c'est le ministre Yankhoba Diattara exemple bi nga xam ni mën nañ ko jël ci ministre Yankhoba Diattara bokk na ci exemple yi ñu doon jël ci moom mooy Yankhoba Diattara mosul jàll session d'octobre juillet rek la daan jàll léegi nag nañu xool Babacar Diop avant muy nekk docteur ñaata at la def il a fait 12 ans avant d'être docteur kon kooku Diattara du moroomam ci dara kon kooku warul mën a taxaw tey ne moom dafay attaquer Yankhoba Diattara ndax lan Diattara a défendu Thiès te Diattara loolu mu wax kaddu ndawu Thiès yëpp ñoo ko dénk suñu kaddu on ne laissera personne brûler ce pays mënuñu ko nangu on ne peut pas l'accepter Sénégal ñun ñëpp ñoo fi dëkk Sénégal ñun ñëpp ñoo fi juddoo on ne peut pas admettre qu'un groupuscule de personnes assoiffées de pouvoir di manipuler les jeunes aujourd'hui nous sommes à l'ère de la conscientisation parents yi ndaw yi ñi ne ci kër yi nañu conscientiser ndaw ñi xool leen par rapport keroog ku gis seen ndaw yee xam ni ñee ku ñu sacrifier la ñuy wut ay chair à canon la ñuy wut tolool on l'acceptera pas dañu toll ci phase u tabax Sénégal dañu toll ci phase u defar Thiès tey suñu kilifa yi seen doole yi ñu boole pour ñu mën a defar Thiès duñu xool kenn du ko yàq parce qu'ils savent aujourd'hui pertinemment que ba ñuy tëju ci seen salon ya Dakar ba ñuy tëju ci seen hôtel yi Dakar di defar seeni liste ñoo la gën a xam ni le 23 ku ci yebu ci ñoom na reer 17 heures parce que dañ leen di gagné loolu nag bu ñu nangu tey kenn di ñu ko yàqal y a de ces joyaux boo ko amee da nga koy préserver da nga koy protéger aujourd'hui nous avons l'obligation morale de défendre le frère ministre Yankhoba Diattara et on va le faire parce que bi ñuy nekk université ñoom ak moom doon seen morom il a été fidèle et loyal li mu am tey loyauté moom moo ko jox donc nag du ñu accepter ay nit di ñëw di ko yàq on ne va pas l'accepter érigeons-nous en bouclier en premier lieu nous la jeunesse de Benno Bokk Yaakaar nous devons être aujourd'hui le fusil d'épaule de cette coalition jàkkaarloo ak ñoom à tout point de vue gis nga dañuy wax politesse bu ëpp du dara tapet képp la et on ne va pas l'accepter on sillonnera cette ville avec eux jàkkaarloo ak ñoom jàmmaarloo ak ñoom pour donner une majorité écrasante à la coalition Benno Bokk Yaakaar au soir du 23 janvier 2022